Salut, mes respects et considérations à tous les membres de ces différents panels. Respect aux forces de défense et de sécurité, RFDS 1, 2 ak 3, YouTube ak yeneen plateforme yi ak ñépp ñi nga xam ne ñi ngi ñuy bàyyi xel ci Sénégal ak biti réew. dañuy wax ne rek comme ni ngeen ko xamee c'est votre frère Bathie Sylla, membre fondateur du respect aux forces de défense et de sécurité. ñi ñëw comme niñ koy faral di defee rek saa su nekk muy li nga xam ne mooy suñu tey yitte ji gën a mag muy jéem di sensibiliser nos frères et sœurs yi nga xam ne ñooy sénégalais yi conscientiser sensibiliser xëy na nag wax dëgg yàlla xeebu nañ lool wax dëgg yàlla ci sax di ko def waaye dafa fekk ne rek devoir ak responsabilité boo xam ne dafa tege ci suñu kaw en tant que sénégalais te it xeebuñu li ñuy wax ndax am nañ yaakaar ci ne même bu fekkee benn nit la danañ réussir pour man ko convaincre à ce que li nga xam ne mooy mbébét ak yéene bi ñu am muy respect ak considération totale boo xam ne dañ ko war a jox suñu homme de tenue ndax dañ ko mérité nag wax dëgg yàlla dañu ko mérité bu baax ñu koy def pour Sénégal yi yépp waaye rawatina ndaw ñi parce que ndaw ñi yaakaar gi foofu la ëppee mag ñi naam ku ci baax nga ku ci na xaw a am safaan ba itam ñu ngi bëgg nga changer ko waaye jàpp nañ ne ndaw ñi moom ku ci mel ak melokaan boo man di mel soppi la lu mën a am la donc moo tax ñuy jéem di def ba ñi ci baax continuer ñi nga xam ne am nañ safaan ba aussi ñu jéem a njëkk ci ñoom pour que safaan ba bañ a agsi ci ñoom donc loolu moo tax ñuy wax rek ndaw ñi réew ak Sénégal yëpp sax day réew mënul développer mukk tant que respect ak considération bi mat joxuñu ko ñi nga xam ne ñoom ñoo yor kaaraange réew ma dama koy faral di wax lu bari suñu naan république sécurité ba moo tax te nag exemple yi bari na lool ci Afrique bari na réew yoo xam ne ñi ngi ci suñu wet wala yenn réew yi ci Afrique ak àdduna bi yépp tey république amatu fa république ba nërmeelu na lan moo ko waral mooy sécurité dafa amatu lii ñuy wax armée dafa exister te loolu nag nañ ci sant yàlla et je touche du bois bi ñu yàlla suturaalee ba ñu am armée bu responsable armée bu professionnelle armée très républicaine donc loolu bu ñu ko yàlla baaxee ñun dañu war a def lépp lu ñu man surtout ndaw ñi ba loolu nekk loo xam ne du masa deñ ci àdduna gëm naa ne du masa deñ waaye dafa am solo lool ñi fi nekk ndax yaakaar naa ne il faut ma citer kenn nit koo xam ne su ma ko citer jamono ji gis nañ bu baax a baax taxawaayam muy le général Biram Diop nekk ci armée sénégalaise liggéey jaar fu metti di ramper ba ñëw nekk général de chef d'état-major général kooku du c'est pas donné à tout le monde en tout cas mais duñ ko loolu duñ ko for des koy liggéey dem ba jël retraite ak retraite ku ñu ko xamee at yu bari la ku ci nekk ak armée ni mu mettee ni mu difficile risques yi ci nekk yépp
nga nekk ci dem ba nekk général loolu wax dëgg yàlla képp koo xam ne ndaw nga soxlawu tey ñu lay wax gauche droite xoolal ci moom tey dafa am way rëy woo xam ne am na ko ba ilaa yawmi diini dootul fay nekk armée sénégalaise jóge ba retraité dem ñu fal ko Nations Unies fa nga xam ne fa la àdduna bépp mbootaayu xeet yépp fa la féete kooku ba ilaa yawmi diini way woowu dootul fay te moom turam mooy affiché mais turu Sénégal mooy gën a affiché waa ndaw loolu xam ne mi ngi nii nekk nag di dund di gis général Birame Diop waaye yow ndax doo profité même boo mënul mel ni général Birame Diop nga jéem a def au moins wala jaar ci tànk yi mu jaaru même boo àggul fi mu àgg doy na sëkk exemple soxla wut ñuy dem gauche droite mi ngi nii tey ak ñu barki dem boo njaay nañu ko nommé aux Nations Unies kon ndaw ñi Sénégalais yi nañu xam ne réew mënul développé mukk ci àdduna jëli mënul développé mukk ci àdduna bu fekkente ne armée ba dëgërul sécurité moo tax ñuy wax développement paix sociale moo tax ñuy wax développement kon les jeunes sénégalais nañu bëgg armée sénégalaise du ma faral di jël ay exemple ci yeneen réew parce que dama am armée boo xam ne bu dee républicaine am nañ ko bu dee professionnalisme am nañ ko détermination ak lépp lu ñuy soxla ci armée am nañ ko kon du ma faral di jël exemple ci benn armée ci benn réew waaye pour wax ndaw ñi rek bëri na réew yoo xam ne tey soo gisee seen ndaw ñi ci gën a ndaw a ndaw tuuti sax dañuy bëgg a sol tenue bi ndax lan dañu am respect ak considération boo xam dañ ko am pour seen réew bëgg seen tenue bëgg seen armée mu jaral leen lépp ay xale yu ndaw nga xam ne pratiquement avant ñuy am 18 ans ñu commencé di ko bëgg ba 18 ans peut-être mën nañu dem intégrer armée bi wala ñu dem école jaar ci école yi comme di am école pénitentiaire militaire ak yu demee noonu def formation génn nekk kilifa nga xam ne yow au-delà dem sax dugg ci armée bi le fait que nga def formation bi et tout loolu daf lay permettre nga nekk ki nga xamante ni bi yow respect discipline ak li nga xam ne moom mooy considération da nga ko am ci sa nation d'abord muy sa drapeau nga door a ñëw ci armée bi nga xam ne moom nga am kon pour bañ a guddal vidéo bi li may wax pour daaneele sama mbokki Sénégal yi rawatina ndaw ñi mooy loolu saa bu may daan dama koy bëgg di ko daaneele yow mii di ndaw ànd wala nga nekk ak sa moroomu góor boo xam ne mi ngi yor armée boo xam ne mën na rey mën na làggal te ñu autorisé ko mu rey di làggal nga dem attaque moom ne da ngay xeex ak moom jóge fa te dara jotu la bu fekkente nit nga soo ñibbee kër boo tëddee géganoo sa ngeganaay war nga xalaat ne man mii de erreur laa def la tax kii rëyu ma bu fekkonte ne am na comportement bu mel ni man bi ma am de daf may rey parce que man maa ko tooñ déjà kon ndaw ñi nañu jéem a conscientiser seen bopp te xam ne suñu armée bii du armée fowukaay armée boo xam ne bëri na réew yoo xam ne tey bu ñu mënoon a jot tey ci armée sénégalaise wallahi à tout prix danañ ko jël te yaakaar naa ne général Birame Diop mi ma waxoon ak mboolem contingent yi ngeen di gis saa bu maintien de la paix amee ci adduna bi jàpp leen ne armée sénégalaise ma nga ca digg ba te jàpp leen ne du sa massa nekk ci ginnaaw ma nga ca kanam toujours nos dirigeants toujours nos hommes de tenue kilifa yi ñu ngi ci kanam ci maintien de la paix yi am ci adduna bi yépp kon loolu na ko ndaw ñi xam war a xam ne mujj puso bi mu réer loolu musiba mënu koo gën a am ci ndaw kon nañu góorgóorlu ba puso bi ñu mujje ko yor ko yorin wu rafet ba saa bu ñuy dem
mën koo jox keneen mu yor ko yor mu rafet kon foofu la ñuy tàgg yéen